waaw man maa ngi tudd Fatmata Ndaw am benn kuréel bu juddu bu ñu mouvement bu ñuy wax action républicaine aar sama gox aar Sénégal yaakaar naa ne mu juddu woon bu yàgg nag ndax CONAPES lañ ko tuddee woon muy la coalition nationale pour l'émergence du Sénégal mais bi ñu defee AG ñu xamal ma ne ma ñoom bu doon seen sago ñu changé tur bi si lañ ko changé def ko action républicaine aar sama gox aar Sénégal mu am nag ay groupement de femmes yoo xam ne di cee juddu mooy avec yi ngeen di dégg mais ñun suñuy kuréel dañuy jël tuddee ko këllu yaa Fatimata këllu yaa Fatimata lu tax dañu ne dañu fi am ay leket yu fi amoon je profite de cette occasion sax pour xamal leen ni leen am na ñoo xam ne ci leket yooyu dañ fi nekkoon mais dañoo jóge ci yeneen leader ñëw fekk si ma fii tey leader yooyu mooy damay wax ne Thierno Alassane am na fi ñoo xamante ne dañu nekkoon ak moom ci kuréel yooyu muy leket yooyu mais ñooñu ñëpp dañoo membre presque des centaines de femmes jóge ci seeni gox Cité Senghor ñëw R100 Dar Salaam ñoom ñëpp vraiment këll gi bu mu juddoo dañu ne dañuy ñëw fas yéene ànd ak yow ci liggéey bi nga nekk ma kontaan ci lool nag di leen wax ne dal leen ak jàmm muy bànneex bu rëy ci man parce que buñ ne rombee ñëpp ne yow la vraiment man duma def lu dul sant leen gërëm leen ñu am nag occasion boo xamante ne dañu ne cette année là année sociale la suñu président de la république moo koy nuyu au passage le président Macky Sall ne jigéen ñi daal ak ndaw yi fas yéene na leen financé bi loolu jubee nag mu tombeek nag këll gi juddu madame la ministre ñëw fi barki Dembo Ndiaye wax dëgg yàlla benn collaboratrice am bu ñuy wax ndeyloo woo ma ne ma Fatmata Ndaw dugalal sa ay kuréel ñu financé leen moo waral mbaboor gi moo waral tey jotaay bi tey ñëpp ñëw wuyu si boo xoolee même si département bi Wadène ba Xombal femmes yi dañ faa jóge ñëw wuyu si ma donc man mënuma leen a fay ci loolu di leen wax rek ne ñoo ngi defar suñu li gën a waral jotaay bi mooy defar les dossiers defar suñu projet pour dem déposer ko fañ ko war a déposer ba ñu financer ñu ndax am na benn tranche boo xam ne am na mais tranche bi ci des moom la ñu fas yéene yóbbu suñuy këyit pour ñu financer ñu looloo waral suñu jotaay bi tey. kon tey concrètement lan ngeen di def. tey ñu ngi nekk ci préparation wu projet bi bindalu nañu suñu projet ba pare maintenant reste maintenant les femmes inscrire ak leur photocopie d'identité ak seen résidence comme ni ñu ko laajee looloo waral jotaay bi tey waaw effectivement parce que bindoon nañu aussi correspondant ak ministre bi Cheikh Kanté ba mu tontuñu wax dëgg yàlla demandé waat nañ ko sax defaat nañu beneen correspondant pour vraiment mu recevoir ñu mu reconnaître na ne daal sunu kuréel bi reconnaître nañ ko parce que xam na ne boobu ba léegi ñoo ngi sur le terrain di boole te defe naa ni fi ñu jëm vers des élections yu doy waar la ñu jëm donc defe naa ni kuy xëcc mbooloo defe naa ni kenn du la bàyyi ginnaaw loolu nag moo waral suñu jotaay bii tey gën a xamal nit ñi fu ñu commencé woon ak fi ñu egg macha allah. élection yi lan moo ci doon seen taxawaay nag ginnaaw bu ngeen amee koom ba pare. waaw comme am nañu koom yaakaar naa ni li fi gën a metti mooy ku ne xam ne jamono metti na nit ñi fu mu nekk nii bu ñu xëyee bu ñu añee duñu reer dañuy daw bu bëgg dee ñu nekkaloon suñuy doole bopp di wuti ñun personnellement dama daan dem ci banque yi dem di wuti des financements ñëw di leen ko jox. kon nag suñu président génnee des fonds ne nañ ko jox jigéen ñi defe naa kenn du ñu waruñu cee ëppale donc moo waral suñu jotaay bi tax suñu taxawaay bi ñu fas yéene nag ñun itam fa ñu war a jaar yëpp ba am financement dinañ fa jaar ba am financement ak des formations parce que y a aussi Mariam Lo qui est là ñëw uniquement pour former les dames qui sont là ak ñi nga xam ne ñëwaguñu sax nag parce que am na former leen en formation fruits et légumes céréales locales et tout ça sirop yeeg yëpp daal vraiment parce que formation moo desoon fii ci Cité Senghor dafa mel dañ leen a bàyyi en rade parce que boobaak léegi ñoo ngi doon préparer sax def benn foire nationale parce que kuréel bi Bakel Kédougou fépp ma nga fa muy këllu yaa Fatimata bi maanaam
kii bi mouvement bi tam ëmb leen mais pour te dire femmes yooyu yëpp bu dee formation def nañ ko tey bu ñu ne woon exposition femmes yooyu dinañu ñëw te dinañu indi lu ñu war a exposer ndax boobaak léegi ñoom ñu ngi nekk di ci liggéey mais fii ci sunu fii ñu ne dañu amul kenn koo xam ne mën nañu jàppale ci formation yi wala dara parce que booy xool du dërëmu kenn koo xam ne dugg na ci sama digganteeg ñoom parce que li may fepp yi may def ci laay dindi fepp yooyu ma am di ànd ak ñoom ba tey ñu egsi fi donc laaj na vraiment autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii te amee ndombal tànk fii ci Thiès jàppale jigéen yi nga xam ne ay jàmbaaru jigéen lañu ñu jàppale leen defal leen ay formation wan leen au moins dara loo xam ne bu ëllëgee bu ñu nee foire ñoom au moins ñu dem exposer ko loolu mooy sama ambition bu gën a rëy te maa ngi ñaan yàlla may ma eggale ko sama sago. ministre de la femme. waaw bindaat naa ko beneen correspondant te xam naa dina ma tontu nag ndax bi ma ko njëkk bind tontu na ma te réagir na parmi d'autres nag bind naa yeneen ministre mais moom wax dëgg yàlla taxawu nañu muy Ndeye Saly Diop Dieng ma koy remercier aussi au passage vraiment elle a réagi bind ñu une lettre moom tam xamal ne mi ngi sunu ginnaaw lu ñu bëgg dinañu ko defal déjà rek loolu garanti la pour ñu. ci wàllum politique ak yi di ñëw ban message ngay lancé sa bopp. xanaa ñu takku ba dëgër rek fas yéene nag sunu président bi yéegaat ndaxte ku ne xam ne ne Thiès gi ku ko xooloon démb xar kanamu Thiès démb xool ko ren xam nañ ne Thiès gi bu ñu bàyyee Macky Sall jëlaat deuxième mandat dinañu amaat lu kawe suñu lor. am na ñu si changé parce que boo xoolee déjà tëli yi am na ñu ci defar ñu ciy defar école yi am na yoo xam ne ñu ngi retapé waat lu mel ni université bi am na yu ñu ci def ndox mi dañ daan xëy si guddi man dama daan xëy toog ba ñuy nodd fajar di toog di xaar ndox ubbi pour ma root te léegi boo ubbee sa robinet am ndox ak yeneen bu ñuy lim duñ fi jóge Macky Sall a beaucoup fait kon nag balaa ñuy dugg nag di waane di dugg ci leneen nañ ko bàyyi mu eggale mandat deuxième mandat bi ñu xool nag ba xam bu ñuy dem ci leneen ñu dem ca mais man li may wax jigéen ñi mooy ñoom ñëpp nañu takku far Macky Sall te man nag dama ne sax ñun ñuy jigéen ñi ñoo ko res incha allah rabbi dina am deuxième mandat dès le premier tour waaw.